du lundi au jeudi ci ay thèmes d'actualité yoo xam ne rek concerné na doxalini Sénégal wala àddina warngal képp comme ni ñu koy defee à chaque fois bi ñu fi nar a waxtaanee ay thèmes rek dañ fiy dalal koo xam ne dañ ciy ànd ak moom mu indi ci ay tontu yu am solo lu moo tax aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau imam El Hadji Malick Dramé. Il est homme religieux, analyste politique. Salaamaaleykum imam. Aleykum salaam wa rahmatullah. soxna Ndiak. Ndiap ah. Ndiap bi tey Ndiap maa ngi lay nuyu di nuyu sénégalais yi. di nuyu d'abord kilifa diine yi. di leen ziyaara ci weer wi nga xam ni mooy weeru koor. di ndokkeel jullit ñëpp. di ñaan yàlla ngëneel yi ci yàlla dël jullit ñi. yàlla bum ñu ump. di nuyu waale tamit église bi parce que xam nga réew mi noonu la tëddee. particularité bi Sénégal am mooy ñaari diine rek ñoo fi nekk. mooy christianisme ak l'islam 100% croyant réew moomu nag damay wax ni réew mu neex a yor la. ñu ngi nuyu kon sunu kilifa yëpp rek kilifa diine yi ñëpp a ngi ci biir di nuyu tamit waa Andulaay gëm a jógee di nuyu xalifa ba Serigne Mame Abdou Dramé. di nuyu waa Wakaam nga xam ni fa la daara ja nekk. di nuyu mboolem nit ñi jàppale ci école bi. nga baal ma tamit ma nuyu administration bi le président de la république. jiital ko ci nuyoo bi. nuyu gouverneur yi administration bi yëpp nuyu le ministre de l'intérieur nuyu tamit opposition bi waaw particulièrement Ousmane Sonko maa ngi koy nuyu. ak mbooleem société civile bi nuyu réew mi yëpp parce que ñooñu ñooy réew mi. waaw di la sant bu baax nag ci occasion bi nga ñu may pour ñu war a waxtaan ak Sénégal. plaisir partagé imam ñu dugg léegi suñu waxtaan comme ni nga ko waxee contexte bu ñu nekk mooy weeru koor ici au niveau du Sénégal mu am benn particularité. surtout bu ñuy door weeru koor dañuy gis ne dafay am ay divergences yu bëri par rapport ak date yi nga xam ne moom lañ ko war a door. yow en tant que imam en tant que koo xam ne rek xam-xamam màcc na ci textes yi nga xam ne noonu lay diine l'islam bi doxee est-ce que wuute yi nga xam ne dañ koy nemmeeku à chaque fois ici au niveau du Sénégal ci wàllum tey la ñu woor wala tey la ñuy tabaski wala ainsi de suite du indi benn gàkk-gàkk ci diine bi nu muy war a doxee normalement. waaw Ndiak laaj nga question bu am solo. mooy wuute yi nga xam ne am na ci. bu dee ci l'islam moom wuute yàgg na ci. parce que islam diine la joo xam ne diine démocratie la. kenn ku ne da ngay tànn la la doy. nga jàpp ko. waaye islam cosaan yi ni ñuy jullee ñëpp a ko bokk ni ñuy wooree ñëpp a ko bokk ni ñuy joxe asaka ñëpp a ko bokk yooyu kenn wuute wu ci. bu dee ci weeru koor bi comme ni nga ko waxee dama jàpp ni loolu responsabilité bi ki ci jiitu mooy responsabilité état parce que Sénégal bariwuñu. réew boo xam ne matuñu 20 millions d'habitants géographie bi yaatuwul trop par rapport ak boo ko comparé ak yenn réew yi nekk ci monde arabe wala fii ci Afrique kon Sénégal jàpp naa ni bu fekkee ni amoon nañ état bu sérieux boo xam ne bàyyi na xel diine bàyyi jox ko tuuti importance jàpp naa ni ñaari korité waru fi am loolu mooy dëgg malheureusement nag sunu réew xam nga ni mu tëddee mooy dañuy wax état laïque. léegi état imam dogguma la sax mais état ci uute yi nga xam ne dañ koo nemmeeku ci différentes maisons religieuses yi nga xam ne dañ ko am. état moom loolu ban pouvoir la ci am parce que gis neen carrément teg na fi ay commission yoo xam ne. ñoom ñooy saytu weer wi mais à chaque fois dañuy gis ne commission yooyu ñoom bu ñu waxee dañuy gis ay ñeneen jullit yoo xam ne au niveau du Sénégal ñoom ñu waroo ak commission bi. du coup boobu état moom est-ce que am na fa benn responsabilité aussi. waaw xam nga réew bu dee dañu ni république. république moom bu ñu xasee ba wax rek état moom mooy responsable ci lépp. donc état dafa war a forcer gars yi. non doo leen forcer mais état lu mu bëgg a def mën na ko def état bu ko neexoon tey xam na ñi tekki dara ci réew mi. lu mel ni xalifa généraux yi ku ne xam na kàddu gi ñu am ci réew mi. te état maanaam am na ak ñoom ay relation yu baax bu fekkoon état bëgg na jullit ñi di woreendoo suba mu am ko day fexe moom xam na fi muy jaar bu demoon gis ku mel ni sëñ Mountakha Mbacké exemple dem gis ku mel ni sëñ Babacar Sy Mansour dem sëñ Mahi Niass ñu ngi koy nuyu xalifa général bi nekk Kaolack maanaam gis kilifa diine yi ak imam yi état organisé ko daal ni réew mii kat Sénégal la yàlla dogal na man lañ fal yéen a yor wàllu diine ji waxtaan leen ci seen biir commission bu ngeen fi teg man état dinaa ko dooleel. bu boobaa problème bi day jeex
mais état bu fekkee da ngaa ragale jël say responsabilité ci mbirum diine réew mi day mujj nekk pëccëxoo ku kenn ku nekk da ngay mujj nekk yor sa commission bopp loolu réew mu sérieux amul benn réew bu mu am ci àdduna bi boo demee Égypte tey ñu ngi ci 100 millions d'habitants téeméeri millions gi nit bu état ba xasee ba jël décision kenn nit amul droit di ko dindi foofu dañu am lu ñuy tuddee mufti xam nga réew mu mel ni Sénégal ma daaneel réew mu mel ni Sénégal nga xam ni njàgg 100% croyant lañ 5% christianisme ñaata 95% musulman réew moomu bu dee da nga ni da nga koy gouverner ba pare daan ni man daray diine intéressé wu ma du ma ci wax du ma ci def du ma ci dindi loolu fa la caaxaan tàmbalee foofu la yam maanaam réalité yi diine yi dañ ko war a dugal ci réew mi ñu am ministère des affaires religieuses comme niñ ko amee ci ministère de l'éducation nationale amee ko ci économie am un conseil supérieur religieux waxuma islamique religieux nga xam ne église bi da ciy dugg kilifa diine yi dugg ci mbiru diine état jël ko en charge loolu yomb na loolu mu ngi mel ni naan café noonu la yombee mais état moo ko jël moo ko boolewul ci programme parce que dafa ragal tubaab yi parce que tubaab yi ñoo ko gëmloo ni diine ji bul ko laal bul ci wax te loolu dafa war a jeex ci réew mi parce que réew mi lépp a ngi dox diine ji rek mooy pëccëxoo te diine ji encore une fois réew mi diine ji day dugg ci biir réew mi te réew mi état lañ ko dénk kon man gëmuma ñiy wax naan nañ bàyyi diine ji sëriñ si organiser ko loolu caaxaan la réew moo dem ci àdduna bi diine ja état moo koy organiser. waaw mais imam li ngay wax am na solo sànq yaa ngi wax di citer Égypte. ñu gis ne aussi yeneen dëkk yi nga xam ne ay musulmans leen. peut-être particularité bi Sénégal am ñoom amuñ ko ñun dañoo baaxoo am ay tarixa. sànq yaa ngi wax tubaab bi yaa ngi indexé aussi état bu Sénégal. donc sur ce coup est-ce que mën nañu wax ne état am na dayoo mën a wañ loxo tarixa yi parce que comme ni nga ko waxee rek ku nekk rek. moom dafa am kilifa bu muy déglu fii au niveau du Sénégal est-ce que nekkul foofu le problème bi nekk en fait. non problème bi fi mu nekk kilifa diine yi ñoom ñoo la gën a bëgg ànd ñoom tey jii sëñ Sidi Maxtaar. te bu ñu demee ci logique yi ñun ñëpp ay musulmans rek la est-ce que wuute war na mën a am aussi. foofu laa lay bëgg a wax maanaam kilifa diine yi buñ sañoon ànd waaye kilifa diine yi dafa am koo xam ni moo war a nekk seen interlocuteur pour yombal leen ànd bi te loolu état rek la tey le ministre de l'intérieur tey bu jugoon seeti sëñ Sidi Maxtaar maanaam sëñ Mountakha Mbacké seeti sëñ Babacar Sy Mansour fexe ba teg leen ci taabal seeti association islamique yi nga xam ne moom moo leen jox récépissé xam na ñëpp ñu am fa commission bu crédible boo xam ni nii Sénégal yëpp ciy gis seen bopp commission boo xam day séentu weer yi ba fajar wax bokkute commission bii nga xam ni dañ ko war a tas amalul njëriñ réew mi. nga teg ko fan imam fi ma ko teg mooy mënoo ni yow da ngaa bëgg a jiite jullit ñi te ñoom ñett ñooñu ànduñu. yaa ngi dégg. parce que nit ñi pour nga taxaw seen kanam dafa am ay maanaam da ngay rafet njortu ci ñeneen ñi yonent bi nee na ñaari nit bu ñu àndee il faut kenn ki jiitu. mais ñett ñëpp mënuñoo nekk ni ñoom ñoo jiite commission bi moo tax man commission boobu reconnaître ma ko man Imam Dramé te def naa sorti wax ci parce que doyuñu ma li tax doyuñu ma mooy seen taxawaay ak seen doxalin laa wóoluwul maanaam li ma bëgg a wax pour résumer état lu mu bëgg ci réew mi da koy def xanaa mu am volonté politique bi wala mu ñàkk am volonté politique bi léegi réew mi mënul nekk exception ci àdduna bi buñ naxante Sénégal mënul nekk exception àdduna bi yëpp boo demee diine ja état moo koy doxal du tere nag kilifa diine yi dinañ leen jox seen wàccuwaay waaye du tere état mooy tranché ni ñëpp jaar fii ku fa jaarul loi bi dal sa kaw Sénégal mënul nekk exception ci àdduna bi loolu leer na Sénégal mënul nekk exception ci àdduna bi loolu ay kàddu Imam Dramé la mais Imam ba tey ñu des ci contexte weeru koor ak Sénégal lu ñu koy dundee fii parce que dañuy gis ne weeru koor bu amee Sénégalais yi mun nañu wax ne ci la ñuy gën a lëkkaloog diine gi gis ne carrément jàng yi day am ñu gis ne aussi ci télé yi sax dañuy dem ba loolu transhumé ñëw ci télé yi ku nekk di organiser ay plateau yoo xam ne rek ñi fay invité ay nit yoo xam ne dañuy waxtaan aussi ci diine yi wala rawatina sax ci kër diine yi comme lay tarixa ba tey ñu reveniraat ci tarixa yi ñu gis aussi lu fi xawoon daaw mu nekk mbir boo xam ne ñu bari dañ koo naqarlu woon ñu gis aussi CNRA avant weeru koor bi di ñëw sax muy artu par rapport ak dérive yooyu nga xam ne mun na indi jiyee fii au niveau du Sénégal yow ban gis-gis nga am ci doxalin yooyu
waaw gis-gis bi ma ci am rek mooy dama jàpp ni CNRA maanaam ni mu waroon a taxawee wu ko. lu tax parce que CNRA am na solo mais kii jiite CNRA tamit moo ëpp solo xam nga ku mel ni Babacar Diagne maa ngi koy nuyu bu baax parce que ñoo bokk xadra bi Tivaouane mais Babacar Diagne moo crédible pour jiite CNRA lu tax. Babacar Diagne dafa ànd ak Abdou Diouf ba Abdou Diouf daanu. yaa ngi dégg mu yoroon RTS di def lu ñu tuddee copie collé. lu xew ci nguuru Abdou Diouf. ci télévision RTS. nga xam ne opposition bi dañ daan taxaw di jooy ni wax ni duñ ca wax. lépp Babacar Diagne moo doon responsable parce que moo doon directeur bi. Abdou Diouf daanu Ablaye Wade ñëw utiliser ko ci même scénario bi. Ablaye Wade daanu mu rallier ñëw ci Macky Sall. Macky Sall nommé ko ambassadeur ba mu yàgg. mu daal di ñëw jiitewaat CNRA. kon CNRA mënul crédible parce que ki ko jiite crédibleul parce que loolu mooy wax ji xam nga tey bu doon dañoo jël journaliste boo xam ne farul fenn moroomu journaliste bu mu waxal di nga ko bàyyi xel mais Babacar Diagne bu waxee ba pare journaliste dañuy xotti wax ji dañ naan lii amul solo. parce que moom personne Babacar Diagne lan moo si yoonam par rapport ak dérive yi nga xam ni dinaa ñëw ci dérive yi mais dérive yi ki ko war a tere day fekk moom du def ay dérive mais def ay dérive mën nga nekk yow ni système bi depuis indépendance ba tey nguur gu ñëw nga ànd ak moom looloo gën a bon li muy tere nii kon ça veut dire dañoo war a wuti ku crédible dénk ko CNRA ku mel ni professeur Djibi Diakhaté man xaw ma ko mais au moins ko crédible na parce que mosuñu koo gis ci ay détails mais mënoo yow depuis Senghor nga nekk fi Abdou Diouf nga nekk fi Abdoulaye Wade nga nekk fi bëgg di tere nit ñi li ngay tere nit ñi yow yaa ci jiitu. CNRA fan la nekkoon ci ñeenti at yi parce que xeex bi nii maanaam jaxase bi ñuy jaxase tarixa yi di yëkkati sëriñ si di leen def ay mbaam ay mbappat loolu du commencé wul tey ay at mu ngi fi woon boobu ana CNRA pour man dañ ko war a xoolaat parce que dañoo nekk tey ci mondialisation àdduna bi ubbeeku ñun suñ réew ñu tabax ko ci valeur ak éthique ak morale noonu lañ tabaxee réew mi am yuy daw di ñëw bu fekkee ni amuñu fulla ak fayda taxaw ni suñ télé yi mbirum góor jigéen waru cee jàll dafa war a leer film boo xam day def promotion homosexuelle waru cee jàll yooyu méngoowul ak sunuy réalité église bi nanguwu ko islam nanguwu ko su ceddo yi fi nekkoon nanguwuñ ko kon loolu maanaam kii bu mel ni CNRA dañ ko war a jox nit ku crédible dooleel ko mais li ma gëm mooy fii ak Babacar Diagne nga fa mënta tere ci nit ci réew mi lu nit bàyyi xam nga CNRA tamit bu fekkee ni askan wi la fi nekkal dañuy xam bu fekkee état la fi nekkal ñu xam ma jox la benn exemple ci mbirum Ousmane Sonko mi CNRA dañu ne xet gi lay na rek mu tëj télé yi CNRA fan la teg bu ñu nee xet gi lay na rek nga dem tëj télé yi kon ça veut dire bu ko état soxlaa rek day gaaw appliquer ko ci li ko état sant mais bu ko askan wi soxlaa te askan wi tey fi mu ko soxlaa mooy ay nit a ngi taxaw pour dund ngir seen poos bëgg a jaxase Alaaji Maalik ak kër Sëñ Tuuba te ñooñu seen poos rek a tax ñuy dund dama lay wax loo xam ne Alaaji Maalik ko bind Sëriñ Tuuba bind ko parce que mag ñi dañoo xamoon société bi ñu nekkoon moo tax ñu daan bind Sëriñ Tuuba boo demee ci Masaalikul Jinaan dafa wax bayit bu leer boo xam ne kenn waxalu ko moo ko waxal boppam dafa wax ni fa kullu wirdin yuridil murida li xadratillaahi walan yaxida sawaun intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani ba mu jeex mu ni werd boo mën a jàpp da lay yóbbu ci xadara yàlla moo xam tarixa jaylaani la wala tarixa tijaani la loolu Sëriñ Tuubaa moo ko wax Seydi Hadji Malick daa di dëggal waxu Sëriñ Tuubaa boobu ca Faakihatu Tulaab ni fatturuxu kulluha ila rahmaani tarixa yëpp da lay yóbbu ci yàlla léegi kon nan la ñuy toogee ba 2022 ay nit ñoo xam dañoo bëgg a dund pour lu ñu def seen poste dem ci télé yi bëgg a wane ni Alaaji Maalik rek a fi nekk wala wane ni Serigne Touba rek a fi ne wala wane ni Cheikh Ibrahima Niass rek a fi ne ñooñu dañ leen a war a sanctionner télé yi koy def ñu am courage ni leen yéen ñii l'islam ñoru leen li tax ngeen di def lii dund ngeen ci jublu franc-maçon yi nekk seen ginnaaw di leen financer pour ngeen jaxase kër diine yi loolu état bu sérieux waru koo seetaan daf ko war a arrêter ak ku ko mën a def ak foo mën a bokk parce que réew mi bu ñu toogee ñun jëluñu suñuy responsabilité pour di neexal ay nit réew mi day tàkk loolu laa gëm te mag ñi dañoo sonn ci réew mi ba daj li ñu daj ci cohésion sociale bi ba réew mi agsi fii waruñoo nangu benn groupe boo xam ne dañuy jàpp réew mi otage pour dund ndax dañ laa war a may oto wala am na ñoo xam ne sax jigéen ñee leen fa yóbbu moo wax la ko am na station yoo xam ne takk ci xale yi lañ bëgg moo tax ñuy dem foofu di wax di dóor yooyu ay dóor la
réew mi doo dégg mukk ko sant Mbàkke mu xas Alaaji Malick ku sant Sid xas Serigne Touba man mii àndulaay gëm a dëkk kër Alaaji Cerno Dramé am na kër Sëñ Touba te am murit amu fa ñëpp ay taalibe Cheikhu Tidiane lañ kon bu ñu fontoon nit ñi loolu mooy li ma la wax réew mi état moo war a jël ay responsabilités ci yooyu télé yi koy def xam nañ leen télé yi kan la TFM la man maa la koy wax fii man kenn moomu dañuy waxtaan rek. TFM lépp luñ tere. non jarul cité média parce que ñëpp aussi nekk aussi benn instant ma daanee rek. xam nga wax tamit bu leerul du am njëriñ. Babacar Diagne malgré li mu def xam nga li mu def man néew ma bon na de baax na mais jëmmi Babacar Diagne ji moo amatul crédibilité pour war koo def loolu laa wax. mais geste bi nangu naa ko lam tere woon rek télé yaa ngi continuer di ko def te mujjul fenn. kon nañ général nañ seet ko am crédible ñu dénk ko. mais Babacar Diagne système yi fi jaar yëpp Babacar Diagne dafa ànd ak ñoom mënatul a décider man contre ma ko parce que ñoo bokk xadara Cheikh Seydi Hadji Malick te dégg naa ko am diine la loolu ñu ngi ko ci encouragé waaye nag amatul crédibilité pour jiite Sénégal te Sénégal tey dañ ko war a dooleel parce que adduna bi tey ñu ngi toll ci mondialisation li yàq valeurs yi mu ngi ñëw góor jigéen yaa ngi taxaw bëgg fas yéene financer ay télé pour di jàll ci télé yi kon Sénégal bu ñu seetul journaliste bu crédible bu am moral am éthique dénk ko boo xam ne même bu Macky Sall waxee naka su dul noonu mu ne ko d'accorduma yaa ngi dégg. fii ak àgguñu foofu duñ dem mais Babacar